jërëjëf Ablaye Passepartout jërëjëf Yacine Pouy digital RFM l'officiel jërëjëf jaajëf auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu RFM 94.0 la rajo leader seen journal des faits divers xalaas ñëwaat tey ànd ak Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye ba tey Bane lu ma fi waxoon démb rek mu ngi suñu ginnaaw. waaw grand bi sama grand la. waaw te grand la bu ma fonk te am na fu ma ko teg. vraiment donc di waxaat moom du ma ko mën et puis parfois ambiance wax ji da lay yóbbu ba. ay nit am ci yow confiance. confier la seen secret. loolu du ma ko def maa ngi lay ziar di ziar Ndiaye. di ziar sama grand bi tamit. waaw c'est ça waaw grand bu ma fonk la grand bu baax la. grand bi maa ngi ziar baax. da ngaa bëri grand nag. waaw ñu ngi lay ziar. waaw daal grand yi ne fii ak yi ne ci suuf ak yi ne ca kaw ak yi ne ci bureau yi jamono ji di seetaan xam naa grand yi ci bureau yi la ñoo lay yónnee yooyu nit ñu wëyoo. xam nga grand yi mën ngaa bokk ak ñoom même fi ngeen nekk ñu am seen bureau. waaw nga yooyu yëpp mën naa ne. waaw am na ñoo xam ne en tout cas daal grand bi sama grand la maa ngi koy ziar grand bu fonk la. mais am ngay grand yoo xam ne nekkuñu ci kër gi ci yeneen i ci entreprise la ne. fu ne nga am grand nga xam nga grand yi léegi la moo tax ñu gaaw a tiit. waaw grand bi nga génne dem ñu bari laa yónnee message ku moom xar mi rek ñu bàyyi buum gi. da ngaa bari grand nag ay grand yu wuyu nga ba am nag. yàlla am na grand boo xam bu ma waxee sax day am indice mais grawul quoi bi laay grawul. Bane maa ngi leen nuyu bu baax. jaajëf de ñëpp am jàmm rek abaa ñu ngi leen di ziar bu baax di ñaan ci réew mi jàmm. yàlla def jàmm ci réew mi. def ko ci biir kër yi def ko ci bërëbu liggéeykaay yi def ko ci xol yi waaw jàmm ci xol yi tam am na solo lool. aba waaw di leen ziar bu baax a baax. jaajëf waaw Ndiaye maa ngi lay ziar. ci grand yi la. jaajëf waay daf ma woo démb ma ñëw biir koñom daf ma soxloon ma ñëw mu yëgal ma ci otom conseiller ma. ne la da ngaa bari grand. non conseiller ma rek ci àdduna ma déglu ko après nuyu. leen naan gone su loxoom setee mu bokk ki mag waaye loxoom setul te kii yaa ko fi indi. ay sama wax ji dem na ca xib malal jawaay. xel bu ñuy xalaat baaxul. ñaar nañ jëm ci partenaires yeeg yi nga xam ne aba yow. léegi nii nga mel. wallaahi. illa xëy. ko fonk nga de teg maa woo ma bàyyi la ma jàppoon yëpp ñëw wuy si. gaare sama oto yéeg sa oto nga taal kilim bi yóbbu sama xel mi yedd ma. garaawul ñaar ak ñett xamuñu. nañ yëkkul rek. maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. maa ngi nuyu l'homme derrière le masque. ñu noonu Bane la. waaw. maa ngi nuyu waa Sénégal. waaw lay fay. may ma rek ma nuyu suñu partenaires yi ñuy àndal ci xalaas. nga xam ne ñoom boobu ba léegi ñoo ñuy gunge. ndax xam nañu ne xalaas moom la sénégalais yi taamu ñoom it ñu yor produit yoo xam ne sénégalais yi njariñ rek la ñu ci am tax ñu ñëw fii di ko jaay bokk na ci comptoir commercial de plomberie du Sénégal nga xam ne spécialiste ci wàllu sanitaire fii ci réew mi ñëpp ne nañ moom la. lu aju ci matériel sanitaire moom boo ci bëggee yu baax. demal CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal ni ñu mel ci matériel sanitaire noonu la ñu mel ci matériel plomberie ak tuyauterie. mais également ci wàllu matériel irrigation champion la ñu ci tool yu bare fii ci Sénégal boo fa demee matériel CCPS nga fay fekk li tax mooy matériel irrigation yi ñu am garantie na qualité la original la te it dafa baax neex a jëfandikoo dañ la koy jaay ba pare nag gunge la garantie la ko teg ci CCPS 33 821 14 80 77 517 98 29 77 401 55 69 comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñi ngi rue Valmy angle Ngalandou Diouf am nañu magasin rue Floris angle Grasland am nañu également magasin rue Tolbiac angle Faidherbe beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas moo di Laris sérum américain bi nga xam ne dañu ko indil jagleel ko jigéen ñi bëgg a yar karaw ñi nga xamante ne ji dañoo leel bëgg a tàggoo ak moom ñi nga xamante ne ji seen karaw dëgërul te ñu bëgg karaw gi di daanu li leen ci mën a dimbale mooy sérum américain bii di Laris nga xamante ne ji ay biochimiste yu xarañ ñoo ko certifié ñu defaree ko ci laboratoire yi nekk Amérique enrichir ko nag ci wàllu biotine di vitamine bu am solo ngir luy màggal karaw loolu mooy Laris exclusivité bi nag ki ko yor fii ci Sénégal moo di Lay cosmétique jële ko ba Amérique indil ko waa réew mi ngir seen njariñ Lay cosmétique ma nga fi nga xamante ne ji moo di marché Sandaga ñu mën koo woo moo xam da ngay commande da nga bëgg ay information détail wala gros demi gros loo ci soxla jokkal ak Lay cosmétique ngir am sérum américain bii di Laris 77 656 98 77 656 98 beneen partenaire ci xalaas moo di waa kër Serigne établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère indi gaamu vite fait muy cuuraayu bant bi dàqal nit ñi ay yoo di bàyyi ci kër gi xet gu neex indi pompe vite fait bi tax ngay tàggu ak ay mbóot ak ay weñ mais également frotté vite fait nga xam ne ci sedd bi moom xam naa ne luñ ci indi du doy ndax frotté bi baax gu mu baax am na pommade am na tube mais leneen li ci dàq nag ñu baaxee ko waa Sénégal mooy vite fait léegi dafa am
pâte dentifrice. pâte dentifrice vite fait buy dëgëral say bëñ di ko weexal di ko sàmm ba pare boo koy borosoo da ngay amee xeetu gémmiñ gu neex ñu teg ci brosse également brosse à dents vite fait am ci souple ci dur ak ci médium 77 555 11 11 établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères 77 696 34 67 wala 77 441 06 38 waxal fi ñu gisee démb ak loo fa doon te baa ma wax ko. loolu nga gis. waaw dafa am ñu ma doon seeti démb ci biir koñam. mu dugg ne ma yaa ngi sama biir koñ. ma ne ko waaw dafa am soxla yu ma fi dox. mu ne ma lépp rek nay tegu ci yoon ma ne ko amul benn problème. li nga waroon njëkkoon wax du loolu. maa sos waaw man maa sos. maa sos. léegi baan xam nga xalaas bi du ñu rek a koy def. internet yi dañuy participer ci lu bari xalaas boo fi teg am nañ ci xalaat dañ koy wax ak yooyu. donc parfois may bàyyi xel rek di lire yenn. waaw si. kon may ma lire Souleymane Sène mii. nekk marché HLM marché Ngelaw. waaw kooku mën naa ni suñ dee ñeent mooy juróomeel bi Souleymane Sène ca marché Ngelaw dafa am ñoo xam ni dañoo am nu ñu mel ci émission bi di Souleymane Sène ca marché Ngelaw Fanta Dembale mu Matar Ndiour ñii dama koo fanaanoo yi ngay def demul différence ak fii tey waaw kan bu yuusu waaw mun baa xam ngeen heure bu yuusu waxee ba pare day laal mbay waaw day laal mbay ba pare rek jox mbay Souleymane Sène mii daal ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ak madame Sène ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. am na solo daal ban soo wut ak fii tey. waaw mën a ñàkk. mënu cee ñàkk léeg-léeg ñii daal c'est ay soppe lañ yoo xam ni. mais boo duggee doo ci génn. gis nga waa bitim réew. waaw surtout internet yi ñoom xalaas lañ moo leen di fàttali. Oumy Ndiaye. Ndiaye boo demoon Amérique bàyyi àdduna. Ndiaye boo demoon Amérique. nga bàyyi àdduna. ci Amérique moom ni ñu mel ci yéen moom xam naa ni sax man yegg naa fa ñu xam ni peut-être mujjee naa fee ñëw mais yéen ñi commencé xalaas bi njëkk ci xalaas gi Amérique ni ñu mel ci yéen kenn mësul gis lu mel noonu. waaw baan xalaas bi lu mu wax nga ni. ana la ma la yónnee woon démb. kii nga ko yónnee woon waa ji Diallo technicien bi. kan ci Ba. Aliou Ba mais yónnee naa la kon déglu. waaw déglu naa ko waaw. déglu naa ko. nan la loolu déglu. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw Ndoye Bane day man de wax dëgg yàlla fu ñu masaan na wax ma ne Ndoye Bane day font Ndoye Bane du wax dëgg waaye Ndoye Bane maa ngi lay jéggalu ndax Ndoye Bane nag dama laa contrôle waaye dama toog di déglu say émission ba yàgg daal wax dëgg yàlla ma xam ne dëgg rek ay dëgg maa ngi lay jéggalu lépp loo xamante ni mas naa la koo wax ci lu ñaaw na nga ma ko jéggal Ndoye Bane jàpp naa ni yow rek laa yoreel ak yow rek nag ndax xam naa ni xel fu ñu mas a wax ma ne waaye bàyyi leen kooku waaye yow Ndoye Bane waaye maa ngi jéggalu te it li ko waral mooy émission bu ma seetaan bii ci Marème Faye Sall fu ñu masaan a wax nga ni Marème Faye Sall def na lee ma ni dara du ci dëgg ma jàkkaarloo moom gone gi wàcce boppam goo xamante ni bii di wax te la muy wax oyofal boppam lépp ma koy càmbar lépp di dëgg ma geestu wëlbatiku tooñ nga ma la doon tooñ ngir Marème Faye Sall ma xool ko biig lépp di dëgg dama nekk kilifa goo xamante ni bii jaamu yàlla rek a ma dese waaw te it nag mu leer ma ni leer yàlla man mii yow moom tooñ naa la ndax it nag tooñ naa la lem xawma la xamaaluma la dara waaw te fu ñu waxe ma ni waxul dëgg kon loolu rek bàkkaar la maa ngi la fa jéggalu nag bu wér waaw man nag kilifa laa boo xam ne wax dëgg yàlla sama tur bu moom mu feeñ waaye maa ngi lay jéggalu jotaleel ma ko Ndoye Bane jërëjëf. nag bu ma sañoon wax dëgg yàlla. Ndoye dana ma woo sax it damay kilifa te bu ma sañoon sama baat bi sax dañ koy changé ndax dama dem ba dee ma dese ak jàmm yàlla ma bakkaar ci doomi jàmbur yoo xamante ni bii wax dëgg yàlla la ma teg ci daram dama ko teg ci sama dari doom. ay wax dëgg yàlla lépp far ak féete ak jeng moo ma ko yóbbee woon. man nag su ma sañoon sama baat bi dañ koy changé ndax fu mu waxee kilifa gu mag laa te dinaa la wax fa ma dëkk yor daara na ma jéggal te yàlla tax daal Ndoye daal na ma jéggal waaw moom it bu ma ne jokkoo ak man daal ba nu mu tuddati gaawu bee passé dem naa ba Pire waaw bàkkaar naa Ndoye Bane na ma jéggal loo ngir yàlla xam nga lii lu tax ma andil la ko. dañ fay toog keroog hors antenne abane la man dégguma la nga wax ci mbiri Diary Sow. nga ne ko damay bañ ñu mere ma. bu ma waxee sama xalaat. waaw ñu mere ma. loolu laa ma xam ne ñi ngi lay commencé découragé loo. ma bëgg laa wax ne la yoon bi nga jël. bu ko wàcc. ndax ñi la songoon roofoog yow. ñi ngi rocceeku. xam nga ne kii nee na ma 70 ans xaw ma 71 ans la am.
àddunaam yow la jàpp ne amel na la àq ndax dangaa wax. mu teg ca lu ñaaw ba pare weddi ko. te fu mu toogee la fa. mu dem ba yi nga ko doon wax muy gis benn. mu ciy teg mu am mat gu toll ne. baalu la. baal nga ko yaakaar naa. non man maa koy baalu àq. ndaxte xam nga mooy su ku am 71 ans du sama morom. waaw ba maa koy baal àq. man maa koy baalu àq ñun ñëpp ñu koy baalu àq ci peine bi mu jël temps di ko yónnee. daa woyof rek waaye wax dëgg yàlla ñun amee jàpp nañu amee luñ ko àq amee luñu àq ñu ngi koy baalu àq bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal mu ñaanal ñu di ko ñaanal tamit mu yàgg fi lool te wér ak keneen ku mu mënti doon. ba pare ban moom dafa foog ni dafa def tort dafa daa def erreur alors que ñun ñoo bàyyiwul kenn. ñun ñoo exposé wu. ñoo dugg ci kër yi. ñoo dugg ci ñëpp fi ñu toll nii. mais il faut que Ndiaye il faut que Sénégal ñu comprendre que ni. ñëpp mënuñoo bokk fi ñu far. mais ku ci nekk am nga droit bu nga bëgg ku la neex mais ma bëgg kii. du par force damaa war a bañ adversaire am wala ki nga xam ni non. wax sa xalaat kii laa bëgg. mais kee waruma ko bañ. mais sañ naa ki ma bëgg ma waxal ko ba ñu xam ni man kii laa bëgg. mais pas saaga keneen ki wala man ma koy xas ba ci politique bi ba ci showbiz bi da ngay gis nit bëgg kenn war a yem ci ki mu bëgg waxal ko yu baaxam mais day xas keneen wala non. kii laa faral. kee bu ma intéressé wul yëfam ak yëppam dara mais du ma ko bañ. du ma ko xas du ma ko ŋàññ du ma ko wax lu ñaaw parce que àdduna amul solo te boo moytuwul ñun ñëpp ci yi la ñuy mujj. man mosuma gis nit di xas ku mu tane. waaw ku ko tane rek. kese. mosuma gis nit di xas koo xam ne moo ko tane. dëgg la. ku mu maanaam nit par exemple man ma tane baan ba pare di ko xas. déedéet moom kay baana may tane ma topp ci ginnaaw. lu ñaaw lu ma xam waxal ko. lu ma ko déggal lu ma ko njoxtal lu ma bëgg a yàq daram def ko. léegi nag loolu boo xamee da ngay noppalu. mais Ndiaye yow mi xam olof te nga dégg olof. est-ce que nit war na jàpp nit di ko xas. déedéet. sama papa doon wax naan ma xas nit ci juddu la. ça veut tout dire na. ñun daal ñu ngi koy baalu àq rek nañ ko jégg nañ ko ñun ñoo ko war a baalu àq nañ ko baalu àq bu baax a baax te kenn ku nekk jàng ci rek. xale yi waaw surtout xale yi jën ci jàng àdduna amul solo. surtout ñu ne ci réseaux sociaux yi nañ ci jàng. man nag maa ca noppalu. réseaux sociaux yi. man nag Ndiaye. yaakaar naa ne luñ ma ca waxal nit a ma koy nettali. te boo ma ko joxee dootu ñaar. man nag loo wax damay dugg ba sa page. defante ko wax la ma la génteem yeggale am naa jot man am naa jot xale laa comme yéen am naa jot lii la nga ni. ndaw si. dafa am jëkkër. am certificat de mariage. sëy ak jëkkër ji. ñoom ñaar ñu divorcé ci l'islam mais delluwuñu waat pour uti certificat de divorce. waaw da nga fi indi problème. waaj a tukki. ndaw si des si. keneen gis ko. bëgg ko takk ko. léegi boobu ba mu ko takkee pare mu dem wuti certificat de divorce ci sëy bu njëkk ba wutu ko dafa dem utaat beneen certificat de mariage moo jëkkër ju bees ji ñu ngi sëy donc ndaw si ñaari certificat de mariage. ban indeeti nga fi certificat de mariage Ndiaye ngi nii toog. problème ngay indi. nañ déglu ankay Ndiaye heure boo waxee mu ne mariage yi nañ koy tase nii heure bu ñu fi indee cas bii lii la. waaye boo waxee loolu day mel ne Ndiaye amul certificat de mariage. non ni ngay àttee mariage yi nañ koy tase. non fi mu ne nii ndaw si ci l'islam am na jëkkëram mënu ma ko wax. moo ma jaaxal mais ci loi bi ñaari certificat de mariage la am maanaam ñaari jëkkër la am. ci këyit déglu. waaw man au fait dama marié woon en 2010. waaw bi ma marié woon 2010 quelque temps après ñu dem si mairie bi ñu def mariage civil. moo am certificat de mariage. mais malheureusement après sëy boobu dafa tas en 2013. léegi bi mu tasee 2013 demuñu tribunal def ñu dara religieusement rek lañ ko set lañu def dund séparation bi. waaw léegi nag 2019 dama marié waat. waaw bi ma marié waatee sama jëkkër bi. ñu daay dem tamit encore état civil pour une deuxième fois ma am certificat de mariage ce qui fait que ñaari certificat de mariage laa am. keroog dama doon seetaan Wareef bi gis ñuy wax ci état civil di wax ci ay kayit ak yooyu noonu. non nag franchement jotuma ko wax waxuma ko ndax laajoon na ma nag xam naa papier de divorce ma ne ko non te honnêtement awma papier de divorce mais xamul ne marié woon nañu état civil. dégg nga loolu. xam nga cause fondamentale bi lan la. système administratif bu bon. ni nga xamante ne ji boo demee am carte d'identité boo fa ñëwaatee ci beneen tour bëgg a wutaat carte d'identité ñu xool say filiation ne la yow mii yaa ngi ci machine bi. effectivement ku am certificat de mariage.
boo ñëwee bëggaat beneen. war naa indi ay information yu wane ne amoon nga ko. très bien dañul woon. très bien fii la war a daj. très bien buñ ko dugalee ci machine bu jàllul ñu rejeté la. c'est comme ça c'est parce que manque de formation da ciy feeñ xam nga lu tax ndaw si li ko dal na ko pare. mais ka nga xam ne mooy officier état civil ba toog nday kumba ñëw. déedéet. kan Marie. waaw ko baal mu wut keneen. voilà waaw waa ndey kumba yow. nday kumba gérer leen ko rek gérer leen ko. waaw ñu gérer ko waaw kay. mami ñëw. waaw arrêté même kumba gi nga laal sax baaxul man foofu laa bokk. ay kon mami du tuur mami nii la rek. mami du tuur man ci kumba gi laa bokk. bàyyi kumba gi. nday xoja boole ñëw ko. jëlal mari bëtóor waaw gën. bëtóor. Yacine Pouy Yacine. waaw léegi Yacine Pouy ñëw. bëtóor sa sœur. baa ñëw. bëtóor baan ñëw. madame Guèye. voilà. léegi Yacine Pouy ñëw. ànd ak borom këram. ni ko dañoo bëgg certificat de mariage. dafa am ay question yu la officier état civil bi war a laaj. ndax mus ngaa am jëkkër. soo nee waaw ñun la ndax musoon nga am certificat de mariage. nga ni waaw ñun la kon sëy bii ñu la nga bëgg ñu takkal la ko fii ci mairie bi mënuñu ko takk fii ak indi woo. certificat de divorce. nga dem wuti certificat de divorce bi. waaye dañoo bëgg a takkante rek officier état civil bi ñëw takk leen loolu loi bi santu leen loolu. donc li ngay wax tamit informatiser système état civil bi. moo leen ci dimbali. waaw dafa am solo mais nag problème bi mooy am na ñoo xam ne commencé ñoo informatiser mais code de la famille ci boppam soo ci duggee moom moo tënk état civil te ba mu tënkee état civil waxul ni maanaam programmé waale wuñ ci woon informatiser état civil mais àdduna dafa dox jamono ji état bi ci boppam moo war a taxaw ci carrément pour ñu informatiser li nga xam ne moo di état civil tey ji Mouhamed Ndiaye soo takkee benn jabar signé benn jabar fii ci Dakar mën ngaa dem Ndar takkaat fa beneen jabar wa dem ca mairie ba signé waat fa beneen ñaari jabar wala ñetti jabar te du feeñ fenn fii ak nag informatiser wuñu ko formé ñi nga xam ne ñooy les officiers état civil yi après di leen fay xaalis bu doy yii dafay bari. léegi kii moom luy lijjanti problème am. lii lijjanti problème moom mooy tamit. jëkkër parce que déjà di nga dem tas sëy bi. am jugement de divorce. jël jugement de divorce bi. yóbbu ko mairie ñu defal la certificat de divorce. te même su ma juumul sax boo jotee jugement de divorce bi da nga am attestation xaw ma lan non opposition naan pour wane ne ki nga ko séqal. c'est ça deful appel. ca amoon loi bi. waaw galgal yi mu ci dugal. dafa sonal jigéen ñi. man munu ma nekk wut certificat de mariage ak wut beneen certificat bi ban moo gën a yomb. xawla ban certificat. certificat de mariage gën a mariage yomb bu jeex. non certificat de mariage du jeex. certificat de divorce. waaw ban moo certificat de gën a divorce yomb. am ko dafa jafe. non boobu moo gën a jafe. moo gën a jafe parce que tribunal ngay dem ci yéeg ak wàcc yéeg ak wàcc léegi nag man li may kaas chaque jour. jafe-jafe yaa ngi tàmbale ci gàcce toog ci kanamu juge muy tas sa sëy. voilà. fa la jafe-jafe yi mais te kuy sëy rek Ndiaye da ngaa war a am certificat de mariage par force. waaw war nga ko am obligation la. non dafa jaadu de c'est comme carte d'identité ci doomu aadama rek. war nga ko am. ndax nga bokk ñàkk ko du la tey dund. waaw mais fa nga koy soxlawu ji. waaw surtout soo dee liggéey. da nga ko war a am mais problème bi mooy man li ma ciy méthode lu mooy tey jii moo daam mbay wala Mbacke mbay ma nekk fee hôpital principal mënut a yor jabar su ko fasee heure bu ko neexee fase ko dem takki keneen waaye ki mu fase su nekkoon nañ dem tribunal pour formaliser ko pour ñu am certificat de divorce Mbacke danaan ko tey suba tey Mbacke takk na beneen jabar de di fanaanu ci sedd bi ñu koy cuuraay léegi nag jabar jee mu bàyyi mun tam beneen jëkkër fii ak certificat de divorce bi duggul mais loolu du yoon. moo tax ma ne la information bay des jigéen bu toppee jëkkëram ci wuti certificat de divorce. waaw mu bañ. waaw am na droit demal boppam. waaw am na droit demal boppam mais dañ dul xam yoon wi. léegi nag yoon wala ñu leen war a wax. waaw c'est ça. xam nga kii tey li ko dal bu fekkoonte ne jëkkër ji da koo bañal certificat de mariage. waaw mu topp ci ba sonn sottiwul. mën naa moom enclencher procédure bi dem. yoon dana ci def la war. am na ay délais yoo xam ne bu ñu ko convoqué waa ji ñëwul. dañu koy jugé jox mais man mi am fii man mi nga xam ni fii laa nekk am fi soxna man mii. sama frère wala sama cousin bi nekk au village. est-ce que moom man ci yoon bi ma jaar ba am certificat moom est-ce que moom au village am na lu ñu fa installé. loo xam ne effectivement am na. village dëkk boo dem am na commune. ok soo demee ci commune ba ni dañoo bëgg a takkante mën nañ leen a. mais ñoom est-ce que am nañ information que ni dañoo war a am certificat de mariage. xalaas gii nag fi mu nii. ñun ñëpp a koy déglu village bi gën a ndaw Sénégal ñi ngi déglu xalaas. te lii ma lay wax nii. léegi waaw. ministère décentralisation nañ ñëw. fay ko wax naa ko beneen bi mooy tey de da nga ma waroon a laaj. tey jii Ndiaye ministère yi fi war a ñëw fii. ak bari nañ de waa ji nekk bitim réew te jëkkëru ndaw si ku njëkk ki. waaw bi ko ndaw si ne damaa bëgg certificat de divorce ndax damaa war a sëy beneen sëy. nee ma lu ko ci waa ji tegal. lan la ko ci tegal. fay ma. mooy ki mu njëkkoon am. waaw pour wan la ni galgal yi yenn góor yi di dugal yéen tas ngeen ci diine am nga jëkkër am nga jabar bu tukki nga
moom dafa bëgg am jëkkër bindal këyit jox ko mu dem tribunal uti certificat de divorce nga ne ko fay ma te y a beaucoup de femmes yoo xam ne loolu la ñuy dund jamono ji dañ lay fase ba pare bloqué la doo am beneen jëkkër. mais loolu du yoon. jigéen ñi nekk assemblée nationale ñoo war a am fulla am fayda taxawal fa seen moroomu jigéen ñi toog fa di tàccoo ko yuuxoo ko sarxole amul benn njariñ les femmes sénégalaises souffrent. mais c'est ça la réalité. sama laaj bi ma laajaat moom la kii laajaat fii Judith Faye Judith Faye mu ne lan mooy importance su certificat de mariage et c'est très important. non loolu am naa ko keneen ak keneen am na ko mais est-ce que xam nañ importance bi. tey jii bi nga ñëwee fii di liggéey am contrat CDI am na ci yoo xam ne tey jii dañ lay laaj ndax. am nga jabar am nga jabar nga ni waaw. ñu la ana preuve bi wane ni am nga jabar nga indi ko am ngay doom nangam ak nangam. tey jii su soxna am ëmbee tey jii groupe Futurs Médias. voyage bi ñuy àndee dem di voyage di ñaani ay. dañ leen koy laaj ndax dañuy laaj lool tey jii su soxna am nekkee en état nga dem yóbbu ko ci benn hôpital tey jii groupe Futurs Médias mën na la fayal la accouchement baag yëpp te loolu certificat de mariage bi moo la ko jox soo ko amul du ci dugg am naa jabar ci ngelaw li nii rek am nga jabar day am preuve man kat li ma àndul mooy këyit gën lay jox ca jàkka ji tamit état Sénégal war ñoo fexe ba këyit googu am valeur. baan fii xalaas mu mënu fi xajaat yéeg kay fi ñu toll nii wax lan mooy lijjanti problème mu kii tas wax nga dëgg de te nekkaat ci buum te war a sëyaat ñu empêché ko. naa la wax benn affaire. am ko coono la ñàkk ko coono la. mais mënta ñàkk ci dund. sëñ Abdoul Ahad Mbacké waxoon. yàlla yokk leeram. nee na ñàkk oto musiba la am oto musiba ak balaa. ñàkk oto. musiba la. am oto musiba ak balaa. dëgg la musiba ak balaa. nag moom da ngay gérer rek. mais nag xam nga loo xam ne dund. mooy comme lii aussi am ko coono la ñàkk ko coono. mais Ndiaye kuy dund da ngay def yëfi kuy dund. mais luy régler problème mu. femme bi. kii na dem ci ki mu njëkkoon a amal. waaw moom kooku nga koy fay. waaw non da koy ñaan njëkk àdduna fii loo gis dañ koy waxtaane comme ñoom ñaar yàlla. ay bu doyalul Ndiaye. mais xoolal. waaw loolu xoolal su amee avocat bu baax def na erreur ga mais su amee avocat bu baax dina jot certificat de divorce ci sëyam bu njëkk ba. encore système état civil bi nañ ko informatiser gaaw defar loi boo xam ne dina permettre commune yëpp mën a informatiser seen système bi synchroniser ko ba nga xam ne tey ji Njaay su takkee jabar fii ci Kumba dem ngaa bu ba faata ko ñaareel su duggee empreinte machine bi ni keek ni ko Njaay takk nga Kumba. Njaay mais loolu problème la. waaw mooy wane ni yow njagaa takk Kumba signé benn jabar yow waxoo ko sénégalais yi. Njaay waaw xuloo sénégalais yi kay ni benn ñaan jabar baat nga signé. ma mer gis sama bopp. waaw may la baat. wuute na. ak ma dem toog ba giif. waaw nga xam ni sëy bi tas na ma war laa yeewi nga dem. waaw. Njaay sama xel am ci yu bari yum dellu. waaw mel na. nga riiw kaset bi nga riiw ko. Njaay loolu pour ma signer la ne la bàyyi naa la nga dem yomb. du yomb de ah. Allô, président de la République, président du Côte d'Ivoire, Colobane, Sandaga, résidence de Victor Hugo, président de la République, j'ai parlé de la République, résidence du président de la République, qui a demeuré studio dans la quartier de Plateau, capitale du Sénégal, construit en 1902. Oui, ça on est pas le la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AF. Le port Sénégal, c'est en 1964, Abdou Diouf 82, Abdoulaye 2012, Macky Sall depuis 2012 mu ngi am fa ñamaatu. Lu xaaran ba xam kii woote bokk ci président de la République ko la war a donc fa la woote. Salaamaaleykum. salaamaaleykum. Waaleykum salaam. man la Mimi Touré. yow la. Mimi Touré. Mimi lu waral sa woote ci palais bi ci waxtu wi ñu toll nii. waaw li waral ma woote suma baat nag dafa xaw a mel ni lu diis mooy tax sax nga jàpp ni xëy na góor la waaye jigéen ay wax Mimi Touré. waaw Mimi Touré Mimi ñu ngi lay dégg Mimi lan moo waral sa woote. waaw xam nga man dama am ak jaaxle. ndax en tant que ex-présidente conseil économique et social. soo jékki-jékkee ñu naan ay audit ak yoo xam ni kenn xamut lan la. waaw boo këpp nit bu ñu la joxee société dénk la fa xaalis bu bari nekk fa boo fa jugee dañ lay audité xool xaalis ba kees ka ba xam. cof nañ ci wala cofuñ ci. waaw xam nga Mimi moom yoonam dafa leer ndax wax dëgg yàlla su fekkee ay affaires yu audit ak yooyu man tiituma ci parce que man sama loxo dafa set bañ naa ko ba sama salaire dama ko doon jël di ko bokk ak jaami yàlla yi. kon suñ jékki-jékkee jóg naan ay audit na ca dal. kon kay yow amul looy tiit amul looy ragal man dawuma ci saala yaay coppati. waaw mani kon kay yow jarul ngay tiit wala ngay am loo ci xalaat ak yooyu. damaa xam ne ay pexe lañu lal ndax lii yëpp pexem Idi génn ci. pexem kan. Idi yaa ngi tooñ de. génn ci. waaw baax waaye nag nañ xam ni Mimi fa mu nekkoon démb ak bërki démb. tey la fa gën a nekk man maay jigéen ju man góor. tooñ baaxul de. dama ni
pexem Idi génn ci maa ko wax. waaw dañ ko bëgg a jël nag teg ko ci sama kaw. loolu moo dul am ndax Mimi moom yoonum dafa leer. waaw léegi lan moo ci yoonu président. président nag dama bëgg mu yamale ko. gannaaw moom ruusaanu na ba ñëw bokk ci gouvernement bi. waa léegi na peccam na yem ci Baara Mbay. Mimi yooyu daaneelu ko. yooyu yëngalu ko. te it yooyu tiitalu ko. Mimi man xamoon. ca démb ak bërki démb. lii xoqatalu ko. kon baax na lii tiitalu ko lii jaaxalu ko. dañuy audit nañ ñëw audit. jeex na yow kay man de benn mbuusu sunguf meew laa xam ni jël naa ko ca kees ga benn jour ma xiif nii mar ñëw jënd ci benn deng mam sunguf meew xooyal ko naan ngir wàccee sama tension lu dul lii amuñu lu ma mën a auditer. waaw baax na bu léegi ñu sax sonal seen bopp. Mimi waaw. bu président ñëwee li nga wax lépp dana ko dégg bu soobee yàlla. nee ko na ko yemale. ndax man Mimi xajuma ciy caaxaan. ma ni na sa xol seet léegi wuy ma. waaw votre correspondant na peut-être pour le moment. yaa xam de kooku sa problème la yaa xam.